kenn ñu koy baaxoo di defee samedi bu nekk 10h 12h45 ñu dalal président fondation Serigne Bassirou Diagne Marème Diop grand Serigne bu Ndakaaru El Diallo El Bachir Diagne ñu ngi lay remercier ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yu ITV. waaw bisimilahi maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu maa ngi kontaan ci invitation bi di ñaan yàlla Sénégal yàlla wàcce fi jàmm wàcce ko ci àdduna bi. amiin alors nga jiite fondation Serigne Bassirou Diagne Marème grand Serigne bu Ndakaaru ñëpp nag vraiment amoon cofeel bu yaatu ci moom sénégalais yi rawatina Ndakaaru di ko bàyyi xel ndax taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci Ndakaaru ak ci communauté lébu nga jël fondation dippee ko lan moo tax fondation bi nga dippee ko mu jël turam. waaw xam nga fondation bi biñ ko créé mi ngi nekk ci année 2013 parce que idée bi mi ngi jóge ci moom nga xamante ne àddunaam yëpp ci social la doon dox amul heure xëy amul heure wàcc amul guddi amul bëccëg bu xëyee mi ngi ci tribunal yi bu xëyee mi ngi ci hôpital yi bu xëyee mi ngi ci prison yi bu xëyee mi ngi dox diggante yi mi ngi fay courant yi di fay luyaas yi donc bi mu gaañoo on a vu nécessaire yeggalil ko li mu bëggoon c'est-à-dire ñu perpétuer ay œuvre am pour nga xamante ne wayam du fay donc nag ci la ñuy jokkoo waxtaan ci biir famille bi xam ne loolu rek moom lañ ko mën a fayee ñu nekk ci lu baax nekk ci li mu bëggoon sauvegarder mémoire am. alors kon yéen ci social kese ngeen œuvre. social la ñuy œuvre. est-ce que nekk lu yomb ak lu simple ci jamono ji ñu dund. waaw xam nga olof danaan bu sëggu yombee for day jafe dañoo nekk jamono boo xamante ne solidarité dafa manqué te àdduna yàllaa ko séddalee noonu dafa may ñi xañ ñi. waaye ñi ci diggante bi dañ di waral di leen dimbali. Sénégal nag ndimbal boobu moo jafe surtout maa ndimbal ci sutura. am na ñoo xamante ne Sénégal fi mu toll nii yàlla mën na leen gan waaye balaa ñu lay dimbali te di nga baagante fukki yoon ak juróom ci loo xamante ne mënut a xaar. waaw nga yor ordonnance malade bu tëdd hôpital ngay soxla kilifa gu la ci dimbali ñu naan la fii la nekk ak faa nekk il reçoit pas loolu xam nga ne dafa doy waar ci dëkk bi ñu toll. donc moo tax nag liggéey bi ñu liggéey nii dafa metti parce que ñun tamit amuñu jour repos amuñu heure nelaw amuñu heure lekk amuñu heure naan suñu porte yi daal mi ngi ubbeeku ku ñëw daal loo fa fekk ñu faj sa aajo. alors kon nag ci jamono ji mu tombeel mu nekk jamonoy mbasum coronavirus. jamono ji metti torop bu weesoo xeex bi ñuy xeex ngir daan ko xam nga ni ñu ci bëri ci Sénégalais seen ay activité demeetul noonu. ñenn ñi wàññi nañ leen ci seen i bërëbu liggéeykaay ñenn ñi mënatuñoo liggéey na mu waree ndax couvre-feu bi ak yu ni mel yéen tey defe naa ni jamono ji la leen ñu bëri gën a soxla. ana yan action ngeen jotagum def ngir jàppale taxawu askan wi ci xeexu mbasu coronavirus bi. xam nga mbasu corona bi waxoon naa ko une télé de la place mbasum corona bi dafa fekk dëkk yu bari yu doon raam mu jël jaasi gor seen tànk du mu rus na Sénégal taxawagul mais day raam wala boog mi ngi doon doxee benn tànk boo ko dee misaal. mbas bi ñëw gor fi ñu toll nii Sénégal dafa ne mbàpp. ñu bëgg ko ñu bañ ko bëgg Sénégal dafa ne mbàpp xam nga lu tax. dafa fekkoon dëkk boo xam ne nii ñaa ngi daw courant di daw ndox di daw dépense di daw ordonnance di daw luyaas feebar bi ñëw ne lu leen génnati ku toog sa kër war ngaa lekk war ngaa naan war ngaa fay ndox war ngaa fay ordonnance dëkk boobu fi ñu toll nii coono boobu bu fekkee dëkk boo xamante ne dañu ne pays en voie de développement la nga xamante ñu bari seen loxo jotul seen ginnaaw lii dugg fa xam nga ne jàmm amu fa ñun nag nee nañu yàlla mi mën taw fépp sax defu ko day taw fii bàyyi fii ñu nit mënuñu lépp waaye ñi ngi jéem ndax bi corona bi amee ñun lii ñu ngi ko créé depuis 2013. suñu principale action dañu doon wax jullit li gën a metti ci moom mooy weer ba ngoon amoo loo ndogoo ñun suñu liggéey bi yëpp dañ daan fexe ba weeru koor ñu def ci kër yi loo xamante ne au minimum 20 jours nit ki mën na bañ a génn këram du ñu joxantu nag ay benn paquet ak ñaari paquet. waaw dañ lay jox ration alimentaire boo xamante ne au minimum 20 jours dina la tenir. donc dañ doon sélectionner parfois 300 familles démunies. année bi ñu ko njëkk a def nga xam ne góor gi dund nga xamante ne dafa tëdd feebar ne nii laa bëggee ren li may séddale ci weeru koor gi dafa ne nañ ko yóbbu ci jàkka yi ak daara yi li mu doon séddale. mu tombeek ma jóge tukki
ànd ak ay partenaires yu yoree Sabilillah délai bi gàtt mu ne ma demal ci Marème Faye nga jox ko wàllam ndax gis naa ay caravane en 2012 ñi ngi séddale te mënugu leen daj li muy daj te da ngeen yéex a ñëw jox leen ko. ci lañ dem ci fondation Servir le Sénégal dimbalee leen 10 millions en nature diggante ceeb diwlin suukar 10 millions en xaalis. 20 millions def nañ fi loolu. donc ñun suñuy action dafa doon action yoo xamante ne day am doole te day am portée mais nag fii mu toll dafa doy waar xam nga lu tax. bi ñu waree séddalewaat ceeb bi ren. tombeek couvre-feu tombeek interdiction de rassemblement. tombeek ñu tëj frontières yi dëkk ak dëkk. xam ne ñun suñu fondation bi day wër Sénégal. ñu xam ne kon lii kon solution foo ñu créer ko. comme nag Sénégal léegi les moyens de transfert. ont évolué. dañoo jël lépp def ko xaalis. waaw su ma neexoon tey ji bu ma neexoon tey ji bu ma leen mënee woon rapport ma wala leen ñi ma jox ñëpp ci weeru koor gi 20 000 30 000 40 000 20 000 30 000 40 000 20 000 30 au moins toog bu ñu toog seen kër. mënuñoo génn outil. ñu am 300 lañu. waaw mais ren sax ëpp na ko. parce que ren dañ ko def tong-tong parce que la nga daan séddale fi ñu toll ren ñëpp doon laaj. maanaam ñëpp a nekk néew di doon. waaw et puis ñi daan ñëw di at yi xam ne vraiment Sénégal xam na ne ñi fi nekk sonn nañu ñooñ tamit bi fekk ñu tëj frontières yi. ñu tëj aviation yi. ku ci mel ni man am naa ku ma daan ñëw ànd ak man ci action yi dama ko ne téye li ngay téye mën naa am dinañ ubbi fii ak tabaski fii ak yi nga ñëw parce que man dama bëgg li may def am transparence du ma la ko doo ma jox rek may séddale ah non ma damay ànd ak ñi may àndal. boo xoolee samay activité lépp caravane lañ koy def wane ne ñun dañuy jënd di joxe li ñuy joxe xaalis nag c'est rare c'est la première fois. parce que bu dee am nga ordonnance nga andi ko ñu jëndal la ko. bu dee kayitu huissier ñëw na ñu jéem a fexe. bu dee am nga facture ci hôpital ba jéem a seet naka ngay génne. fondation nag dañ defee ne pour faj dong la man maa ngi am ay bourses yu may maye. yoo xamante ne ay bourses d'études yoo xamante ne xale yi nga xamante ne ñu ngi leen orienté da nga war a pare bac tànn histoire ñu yóbbu la géographie xam nga kooku du évoluer ci àddunaam. ñooñu la ñuy jéem a dimbali parce que am na ma ko xam ne su ma koy waxee sax dañ naan kii dafa ñëw pour sànni xeer mais àdduna moo toll foofu parce que àdduna moo jaxasoo. parce que surpopulation bi moo andi lii yëpp. université la fa ne xajatu fa. ñëpp xam nañ ko. la taxoon ñu créé ko pour 3000 personnes instant mi ngi ci 10 000 personnes mais c'est pas la faute de personne àdduna bi moo jékki-jékki dañu jurandoo donc dafa surpeuplé. kon nit bu tànnee histoire ñu ne la néeg bi fees na géographie rek a des yóbbu la géographie kooku xam nga ne du réussir. mais bourse yi Sénégal la dafa nekk également. Maroc am nañu bourse Maroc. d'accord am nañu bourse Maroc loolu je crois que c'est important. alors maintenant ñi nga xamante ne ni tey ñu ngi ci dans le besoin. soxla bu jàmp. na la ñuy def ngir jotee ci fondation bi. bon fondation bi siège bi comme kër paa bi la woon nit ñi xam nañ kër gi. xam nañ ma man mii ko yor ndax man nëbbatu ma làqatu ma man sama kër amul sax gardien mais daal si tu m'amènes du clair je fais du clair avec toi dëkk bi nag dafa am ñoo xamante ne dañuy ñëw rek ndeysaan pour bëgg nga dimbali leen am luñ la wax di nga xam ne kii li muy wax du dëgg waaye danga naan ko am rek ma may la paas mais ku tëdd hôpital ñun ñu yëg ko wala ñu woo ñu ne diw ñu ngi ci loxo amul lu mu jëlee avocat wala ñu ne ñu diw orphelinat nangam añu ñuy démb reeru ñu démb lu ñu mën dañ ko ci def parce que nit ñi tamit xam nañu. te yamuñu ci loolu kese nag léeg-léeg ñu tiig néew kër goo xam ne dara neewu fa ñu woo ñu ne leen bu ngeen jugul du baax parce que léeg-léeg nga war a récupérer sa néew hôpital bi ne la boo joxewul nangam waxuma la ci nit ñi dudd de mais nit ñi dee ñi sax dañ ciy def parce que léeg-léeg nga war a récupérer sa néew hôpital bi ne la facture nangam a ngi fi boo ko joxewul sa duñ la jox sa koor da nga koy yëg nga suturaal leen. alors yaa ngi wax ku la soxla sa kër amul gardien et tout dina mën a kii mais comme àdduna bi comme ni nga ko waxee léeg-léeg nit ki ci boppam war a dimbali mais nekk ci yitte yoo xam ni du mën a def li mu war a def fekk yow jàpp nga te ka nga xamante ni nga war a dimbali urgence la est-ce que am na si ñeneen ñoo xam ni yaa ngi liggéey ak ñoom en étroite collaboration ba nga xam ni tey bu ñu jotee wër si yow ki bëgg dimbal mën na jëm ci ñoom. non xam nga affaire fondation yi li tax Sénégal ak Afrique ak àdduna bi sax commencé di ko vérifier. dafa am nit ñoo xamante dañuy mbubboo fondation. dafa bëri dóor. di dóor. waaw. donc man du ma nangu kenn ku ma intermédiaireal.
kon yow daal fondation bi du ma yow nangu rek kenn ku ma ketal du ma nangu kenn ku ma télétombal du ma nangu kenn ku ma kermeesal comme li ko soxna si waxee woon barki démb ñun daal lu ñu mën suñu biir poos yi nga xamante ne yàllaa ñu koy may ñu koy ñàkk ñun mooy ñan. ñun njabootu Alaaji Bassirou Diagne parce que fondation bi moom lañu ko tuddee déggee ko njaboot gi yaatu lool waa kër gi rek la. njabootam par exemple suñ toll nii kii sax ci njabootam la bokk waaw li ma bëggoon wax mooy par exemple benn waay ji nga xamante ne dafa nekk ca biti. bëgg a def lu baax. bëgg a bokk ci fondation. te bokkul ci xëy na famille bi. comme ni ñu ko waxee. am na ci xam nan nga lay def ba mën a bokk. non xam nga góor gi moom njabootul ay doomu xol la gën a bëri. fi ñu toll nii démb bi ma lancé lii rek wane dem jour a ñëw. àdduna bi yëpp amul ku ma félicité wul amul ku ma wowul. kon fi ñu toll nii defe naa ne communication ak réseaux sociaux yi yomb na. samay action yi néew ma kenn indil. d'accord bindu ma lettre kenn sama lettre mës a dem ci benn ministère. mës a dem ci benn bureau. foo yi daal man mii Diallo Diagne. waaw maa ngi liggéey. sa salaire ngay jël. maa ngi ñàkk ma naw ma salaire. kon foo jëlee damay góorgóorlu ñëpp ndax da ko góorgóorlu di de. li ma yàlla mën loo. foo jëlee ko ak njaboot gi ñu wër nag jamono yaata la njaboot gi dafa yaatu. waaw su ma neexee mën naa tudd ne. Maam Malick Sy mu sëñ Mansour sama doomu papa la mën naa am kaa léegi ne ko sëriñ bi am naa ko tëdd fii léegi de mu ngi nii feebar def ci dara mu ne ma xaaral noonu lañu koy liggéeyantee rek. d'accord ku mel ni Cheikh Ba léeg-léeg ma ne ko sa fondation papa ji amatul ceeb de mu ne ma ah waa baax na kon xaaral ma yónnee la ceeb da ngay gis léegi da lay yónnee ceeb léegi dëj am nga dégg fu dëj am nga yónnee fa léegi 10 saaku ceeb. ok je comprends léegi kon yow maanaam sa tour nga am affaire famille lañ ko def ak sa collaboration. famille voilà paa bi daal. jàppal ma jàpp yooyu ba ci armée la dañuy dem di ko bayi ji. d'accord kon ñun yamuñu ci loolu. bu ñuy def armée la bayi tamit du ñu laaj kenn dara dañ naan ku am camion andil ku am pelle andil ku am brouette andil am ñoo xam ne xamante ne duñ ca yam dañuy bañ a andi defar ndox andi. parce que nit ki moo toll noonu. tam xarit bu ma la wanee li ñuy togg doo ko gëm te ay nit yi ñëw takk seen ndigg ñun dugg yëpp togg séddale foofu tamit am ñoo xam ne yàpp laa leen di dox am ñoo xam ne damay togg parce que am na ñoo xam ne boo leen joxee yàpp tooñ nga leen parce que duñu am ko toggee ndawal voilà donc ndawal dafa am loo xamante ne dañ leen koy toggal ba mu jekk comme cere boo xamante ne boo demoon palais ñoom loolu la ñuy reere jour tam xarit am na boroom néew di jool yoo xam ne loolu la ñuy reere parce que sarax tamit dañ ko war di seet du lu naqari nga war a saraxe li ngay lekk ngay saraxe ni mu yiwee ni mu neexee ni nga bëgg mu neex sa biir bés boo koy jox sa moromu jullit noonu la war a def donc ñun fondation bi daal ci ngàttal daal ketuñu wëndeeluñu taxawaalu njaboot gi rek njaboot Alaaji Bassirou Diagne nga xam ne ku ne mën nga cee bokk boo ñëwee ne dañ la bëgg a jàppale dañ la naan ay ca te jàppale bi duñu nangu rek jël sa xaalis dañuy ànd ak yow sur le terrain. tout à fait jëf ko ñëpp teg seen gën alors bëgg nañu xam parce que souvent fondation yi dinañu am ay problème léeg-léeg ñu am benn cas bëgg koo lijjanti du sotti wala léeg-léeg ñu am benn cas boo xamante ne ni vraiment liñ ci bëggoon ak ni muy demee du demee noonu est-ce que am nga tey cas boo xamante ni kat mat na cas dëgg ci fondation bi. fondation bi daal cas yi ma ci am dëgg. mooy ma dem Europe gis ñoo xamante ne nekkuñu ci jàmm nekkuñu ci salaam ma bëgg ñu ñibbisi mënuñu ñibbisi. day faral proposer leen lu ne. parce que fii moom la plupart ku feebar tëdd amul lu mu fajoo mooy nekk sa cas te feebar léegi dañu metti cher. trop voilà. léeg-léeg nit deful dara ñu ne ko yaa def dara du am lu mu jëlee avocat léegi sax commencé nañ changer léegi ku yëre automatiquement mais loolu dañ ko daan am dañ naan nit ki man sama doom a ngi ne jëlaleel ma sa avocat voilà. affaire UC yi dañuy ñëw génn say bagages donc problème yooyu da nga koy régler parce que yu bëri xaalis sa koy régler mais dafa am loo xam ne da ngay yor sa xaalis ba noppi te doo ko mën a régler. ndax koo fekk France mu sonn loolu. nga ne ko na ma daggal la billet nga ñibbi. bu ñu ñibbee dafa ma la ciy tegal fu mu ñibbee ndax dinaa am liggéey. waaw. problème yooyu moo gën a garaaw yii. xale bu toj yore xaalisam ne day dugg ci gaal gi nga xam ne kii dafa nar a dem xamoo kañ nag waaye ci ay pexe yooyu la ne. nga ne ko toogal ba mu tolli liggéey mun na la tooguma fi ku fi toog doo réussir problème yooyu ñu muñ soño fondation bi œuvre sociale yooyu da ciy bokk parce que da ngay sauver des vies. am na ñoo xam ne ay clochards lañu foofu France dañu leen di gis liggéeyuñu xëyuñu gontuñu njaay leen daan def te njaay doxatul ku ko def ñu jàpp la tëj la jël say empreinte looy def leneen te amoo métier. dana waar léegi aujourd'hui lan ngay wax tey Sénégalais yi lan ngay wax tey population bi de façon générale à travers fondation bi. man à travers fondation bi dama ci bëgg liggéeyal suñu boroom parce que citoyen mooy nit ki nga xamante ne dafa war a participer ci développement réewam citoyen mooy nit koo xamante ne
dafa war a jàpp ci luy soxal askanam man noonu laa jàppee citoyen te lu xewit nga xam ne tu es co-responsable ndax li xew ci jamono ji yëpp nag ku ne am nga ci responsabilité corona bi ku ne am nga ci responsabilité immigration bi ku ne am nga ci responsabilité feebar yi xew nii malade yi di taxawaal ci hôpitaux yi am na système boo xamante bu ko Sénégalais bu ne taxawoon tey jii waxuma ay gouvernement ay politique dina dox mais man fondation bi li ma ci bëgg bu weesoo mag ñi ma bëgg ñuy faju man jeunesse bi mooy sama problème. jeunesse bi ci naka. parce que boo seetee ne Sénégal 50% de la population sénégalaise ont moins de 20 ans diggante 20% boobu ñëpp ils ont moins de 35 ans samay morom lañu te kenn liggéeyu ci kenn xëyu ci kenn gondu ci kenn amu ci métier man fi mu toll nii sama avenir sama vision loolu la. formation auto-emploi c'est pas parce que université ngi créer machine à créer des fonctionnaires des diplômés qui sont des chômeurs des jaaykatu baal leen ma ci kii des jaaykatu journaux des ay nangam te loolu tax lu woon a jóg donc dama bëgg léegi jeunesse bi am beneen vision xamante ne dama leen di dimbali ci formation surtout ci agriculture bi dama koy waxaat parce que retour vers l'agriculture seul moo mën a sauver continent bi laa waxuma la Sénégal. D'accord mais en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax a baax est-ce que am nga tey beneen ponk boo xam bëggoon nga ñëw te ñëwoon ci gàttal. corona bi rek indiscipline bi rek parce que man corona bi ni ma gisee àdduna bi ni ma gisee vaccin yii ne ñoo ko nar a faj. xam naa ne 4e guerre mondiale la ñu waxoon mooy waaj a ñëw te diggéen ne Diallo waxoon na ko parce que feebar boo xamante ne Sénégal feebar boo xamante ne maa ngi lay ganese waaye ndawal laay dundee chaque jour nga rayal ko nag rayal ko gëléem dina fi jógee ray nag ray gëléem gi mooy dajaloo gi dajaloo chaque jour te kenn mën ci dara te dajaloo gi it duñ ci mën dara ndax nit ñi dama ne dañoo xiif dañuy uti lu ñu lekk uti lu ñu naan uti lu ñu fayee seen courant uti seen ndox. mënuñoo toog. loolu kat moom ci ngénte yeeg. non mais transport bi wala ban moom moo tax di wax. ak marché yi. oui marché yi justement. ngénte ku mu neex dem ku mu neexul dem mais am na xam ne foo jaar jug. foo jaar jug doxi sa soxla te ci kaar ngay dugg foo jaar jug dem marché uti loo lekk foo jaar jug dem hôpital même distanciation sociale respecté wuñu ko dans les hôpitaux bolok foo dem fees mais jusqu'à quand est-ce qu'il va partir. les vaccins là les occidentaux les américains ñi ngi xëccoo ku ñu war a njëkk servir nga defee ne du andi guerre ak enchère boo xamante ne qui paye le plus fort paye le prix yow la ñuy njëkk servir ñun kon kañ la ñuy vacciné wu. c'est un problème. ma xamal la ne nag dee yi ñuy lim ci télé yi c'est pas la réalité. parce que dee yi ci centre yi lañ leen di wax mais ñiy dee seen biir kër jékki-jékki sama bopp day métti ñu yóbbu laxas suul corona moo leen rek. d'autres services ci hôpitaux yi ñi ñaa ngi fay dee te ñu leen defal test bu ñu deeyee ba noppi xam nga lu tax bu ñu defee test bu ñu deeyee ba noppi ils sont obligés de mettre en quarantaine les personnes de contact état bi attanu loolu moo tax les gens meurent fi ñu toll ñëpp a ngi dee te corona bi leen rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Diallo El Bachir Diagne président fondation Serigne Grand Serigne de Dakar El Hadj Bassirou Diagne alors ñu gërëm la bu baax a baax. ñu daal di rendre benn clip tam ñu dalal suñu benn invité je vous rappelle que juste après dinañ dalal Aram Fall artiste également chanteuse mais juste après.